jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf mbokki réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di am ci yéen cofeel bu baax a baax a baax bu ngeen gisee nag ma taxaw fii tey ñu ngi kër président Meissa Ndiaye nekk premier vice président CNG ñu ngi koy nuyu di nuyu Bira Sène ak équipe bi mu àndal xam nga nag chaque année dañuy ñëw ci këram di barkeelu li nga xamante ni mooy ndogal yi moo ñu fi oo nag promoteur yaa ngi fi amateur yaa ngi fi technicien yaa ngi fi suñu borom dogal chaque année ñu koy feete këram ren nag ñoo ngi fii ci këram onkat di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén yi bare ngeen ànd ak sama caméraman Pape Sène ak Ndiombo Dieng Ballo l'enfant chéri de Mbour aywa ñu dugg ci biir. ñu ngi toog nag ak kër sëriñam wala boog kër taalibeem xawma nan laa koy mën a tuddee muy alaaji Meissa Ndiaye nekk premier vice président CNG ñu ngi koy nuyu di ko siyaar mu nekk alaaji boo xam ne ku baax la si ñun ñu ngi koy kontaane bu baax a baax Omar Diaw nag nekk koo xam ne seen diggante ñoom ñaar lundi la ak mardi bés doxu ci kon buñ ko fekkee kër Meissa Ndiaye mu toog suñu xel dafay dal ndax seen diggante ñoom ñaar diggante la bu dëgër Omar maa lay nuyu. jërëjëf Ndiomb maa ngi lay fay di nuyu waa 24 Média TV di nuyu sa caméraman di leen jërëjëfal d'abord parce que dañoo bokk lu ñuy def maak yow te seetlu naa animateur yëpp képp ku mu ci présenté di nga wax sax loo xamante ni xañ na sax mbaax rek la moom moo tax waaye daanaka mën naa wax sam newul ci man loolu nag ñàkk kiñaan la parce que mënoon ngeen a yem rek ne Omar suñu naataango la jeex na laaj ma li ngeen di laaj. mais à chaque fois di ngeen wax ci man yu rafet yu baax yoo xamante ni man damay jàpp ne sax xañ na yegguma foofu mais seen baax vraiment ak seen ñàkk kiñaan moo tax loolu dama leen ciy sant bu baax di leen gërëm di leen encourager bu baax parce que liggéeyu animateur dafa métti man en tant que promoteur vraiment damay gis ne tey fu làmb àgg yéen ñii yéen a ko fa jaay te xam naa ne làmb du leen jox sax li nga xamante ni moom mooy seen àq ak seen yelleef ci làmb loolu xam naa ko parce que man j'étais animateur comme yéen te ma gis ne tey bu nit amee bisam bëgg nit ñi xam ko bëgg jaay bis ba bëgg ku ko dégg wala nga yëg dara bëgg ñëw seetaan si ko ci yéen ñii lay jaar te parfois ndeysaan da ngeen di dem làmb sax paas bu ngeen ñibbee yéen ay paasal seen bopp ñëw yéen ay paasal seen bopp dellu kon loolu bëgg-bëgg bi moo tax kenn amul seen fay yéen yàlla rek moom moo am seen fay waaye nag promoteurs yi nañu leen gën a gestu gën leen a xool xam ne yéen li ngeen di def vous êtes incontournable ci li nga xamante ni moom mooy le développement du sport Meissa Ndiaye nag comme ni nga ko waxee suma digganteeg moom lu yàgg la mais nag man may sëriñam ci côté bu mu mënta doon may sëriñam Meissa nag lii mu def dañ koy ñaanal rek yàlla li ñuy wax naan gëléem moom jarul ñaanal gudd wala rëy wala ñay kenn du ko ñaanal rëy mais da nga koy ñaanal gudd fan parce que lii muy def
c'est pas parce que ñun amuñu ndogu am nañ ndogu ci suñu kër yi waaye lii tradition la boo xamante ni chaque année dina fexe ñi nga xam ne ñooy les acteurs qui entourent la lutte dinañ fi daje waxtaan balantaan ak saafante namante ñi nga xam ne dañoo gëj a gisee ñi gisante et loolu nag bu amee c'est grâce à Maysa Ndiaye moom moo tax loolu am moo tax man fii kër gu ma dem Mbour damay nekk à l'aise mais fii dafay mel ni sama kër laa nekk. waa Ndiomb ñu ngi lay fay maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ginnaaw bi ñu jullee ci Yonent bi di sant yàlla di julli ci Yonent bi di sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew ñëpp. ñu gis chaque année da nga daan def ay ndogu comme ren ni nga ko defee dimanche bi ñu génn yàlla daan dogal nag ngay boo defee ndogu tey bët set Alaaji Maysa Ndiaye premier vice président bu CNG mooy def ndogu ren nag mu xaw a am tuuti distance mais sorewul loolu ñu bëggoon a xam mbir mi ci nu mu dikkee ci yéen ba ngeen di woote chaque année def ay bernde yu am solo di ko jox mbokki jaamu yàlla yi. waaw sant yàlla rek affaire bi moom dañ ci am kontante Ndiomb ndax Maysa xëy na yàlla mooy xam boole yàlla moo ñu boole ba far boole suñuy mbir ndax Maysa day def avant ñuy yëgante sax ma ak moom day def bu defee samedi ma def dimanche même dimanche bi ma koy woo pour di ko yëgal dafa ree avant mooy wuy ni ma xam naa ndogu li nga may wax mu ne pourtant léegi laa toog di la bàyyi xel xam naa boo deful woon dimanche dama naroon jël dimanche bi mais suba dama am xew loolu moo tax kon léegi naa la bàyyi yow nga jël dimanche bi man ma jël mardi bi vraiment ñu ciy kontaan lool ndax yàlla nit ñu boole vraiment rafet na ñuy ñaan yal na ànd bi gën a jëm kanam vraiment moom it mu nekk nit ku baax ndog yi nag ñu ngi koy def chaque année yàlla suñu borom duñu suturaal te heure buñ koy defet dañ koy gën a man kon sant yàlla vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw làmb comme li may wax gars yi rek xam nga làmb ji moo sooxe boo gisee man des fois may tëgg ay journée làmb moo xaw a sooxe te làmb ñi ciy tedd moo bëri Ndiomb boo xoolee tey jaaykatu caaf bi jaaykatu ndox bi jaaykatu karem bi jaaykatu boisson bi ñëpp dañ ciy gis seen bopp moo tax làmb dañ ko war a jàppale bu baax a baax a baax boo gisee ma toog aw ma combat toog naa aw ma combat maa ngi entraîné mais nag du ma bàyyi làmb ndax xam naa làmb am na lu ma ci dund làmb dafa métti na amuñu mais am nañ tuuti lu ñu tedd loo xam si mën nañ ci jàppale suñuy rakk suñuy morom moo tax ñuy tëgg yenn journée yi ngir dundalaat làmb gën a soqaleen làmb loolu kese lañ ko duggee ndax làmb ji vraiment dañ ci war a jàpp ñun ñëpp bu baax a baax a baax a baax ndax làmb comme li ma la wax léegi rek ñi ciy dund moo bëri te ñi ciy yaakaar moo bëri waxuma la mbër mi waxuma la yaayu mbër mi waxuma la ay tàntam waxuma la ñi ko yaakaar mais jaaykat yi rek jaaykatu ndox yeeg caaf yeeg ay beñe yeeg sandis yeeg yëpp vraiment moo tax làmb dañ ko war a jox àqam bu baax a baax gën di ko jàppale bu baax képp ku ciy dugg rek war nañ la dooleel autorité yi war nañ la jàppale bu baax ndax làmb dafa metti des fois da nga ciy perte sa xaalis ndax gis ngeen sama journée yi ñu arrêté woon xam nga yooyu yëpp dañ koy jànkonte mais nag lépp sant yàlla ñu ngi sant yàlla nag bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla man nag Ndiomb presque aw ma frontière boobu man gars yi tëgg sama combat sax xam nañ loolu man daal presque ku ma yàlla boole rek man damay bëri yow ndax Mbuur presque aw ma fi noonu te bëri na ñoo xam ne si dañ may bëgg lu bëri xam naa nag loolu yàlla moo koy def vraiment man nag ñëpp laa war a bëreel man sama làmb man aw ma kenn ku may bàyyi su may bëri man ku ma jubal rek damay lay jël ndax làmb foog reer rek te business la waaw loolu la rek bu dul daal ñoo xam ne si maa ngi ñoom ñoo bokk benn écurie ak ñi nga xam si ñoo bokk benn koñ xam nga loo gis lu ne di nga am ko fa bàyyi ndax am na ñoo xam si yaa ngi ñoom mënta yàgg ba ngeen laale ndax da ngeen a bokk koñ chaque jour ngeen di toog di fréquenter xam nga loolu du làmb lu neex loolu la quoi. kontaan nañ ci yow. waaw ñoo gën a kontaan. merci di kontaan di sant ñoom Maysa Ndiaye li muy def nii chaque année yal na ko yàlla gën a man mu gën koo dooleel yéen itam yal na leen yàlla fi ngeen bëgg a àgg yal na leen fa yàlla àggale vraiment yéen ñu baax ngeen ñuy dundal làmb ngeen vraiment ndax lii rek ci lii dundal làmb la bokk vraiment di ci kontaan di sant kilifa yi fi teew yëpp. ginnaaw bi ñu nuyoo mbooloo mi fi nekk yëpp di gërëm di sant di gërëm yi tamit Maysa Ndiaye di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a kattanal ci lii muy def tey tamit bi mu koy def ba léegi tamit gis na ni yàlla mi ngi koy defal avancement kon nag yàlla na ko yàlla gën a man loo lii ci barke yonent bi ba ñeneen di ko ci aw moom nag li nga wax suñ diggante léegi daf ci am solo parce que Maysa
bi muy commencé tëgg làmb Mbaxaan Gomis nekk président wu CDG bu Mbour man damaa nekkoon trésorier général bu Mbaxaan Gomis yàlla dogal mandat bu Mbaxaan jeex Maysa Ndiaye di tëgg ma nekk trésorier am ba yàlla dogal mandaam jeex mu nekk région de Thiès man ma nekk trésorier général Mbour nekk président lutte Brist Wrestling muy lutte plage ma nekk ko région de Thiès dirigé ko ay années ba yàlla dogal bi Maysa Ndiaye demee nekk au niveau national man ñu def ma trésorier général régional bu Thiès ma nekkaat ba léegi jël mandat wu CDG bu Mbour kon nag Maysa suñ diggante vraiment nii la demee ba nga xamante ni ëpp na sax léegi làmb léegi dafa dem ba waajuram famille am dama dugg ci biir njabootam lépp loo xamante ni mi ngi koy def tamit yàlla dimbali na ba dina ci waxtaan ak man te lu ma ko wax rek sama xel doyloo na ko loolu nag maa ngi ko ci sant di ko ci gërëm sama famille yëpp itam xam nañ kan mooy Maysa Ndiaye sama diggante ak moom loolu rek moom sant yàlla la. ñaareel nag ci kii nga wax muy Djiby Malo dañoo ànd ci bi nga xam ne mi ngi nekk xale bu góor booba Djiby neexul a daan ci làmb ba bi muy jógee Diourbel di dem Dakar nekk Dakar Pikine am doole lool am fit nag fit yàlla dimbali woon jox ko fit titre masta tiit dara Djiby ak Boy Niang ak Boy Diouf ak ku ñuy wax Cheikh Dieye ñoom laa xamandoo woon ci làmb Djiby toog naa ci mukaayam Boy Diouf toog naa ci mukaayam Boy Niang toog naa ci mukaayam dégool moom yàlla dafa dogaloon man ci ñu ko doon ci nekkoon manager bi muy soog a commencé bëre nekk naa manager axlu làmb ñàkkaat beneen champion tamit waaye yàlla dogal démb tiis bu mag dal ci suñu kaw mu nekk xale mu nekk un jeune muy Moussa Dioum liggéey lu rafet loo xam ne mooy ci làmb Moussa Dioum def na ci carrière na ci làmb ba carrière am jeex ba yàlla jël ko tey musoo dégg ñu ne la détail bi Moussa Dioum moo ci bokk wala moo yàq làmb bi wala moo wax ci làmb bi bañ na ko micro da ko doon daw bu baax a baax mu nekk cousin ci man aussi mu def ci làmb lu rafet dernière fois ma ko gis dama dem tourner ak moom émission mu wax ak man daal wax yoo xam ne daanaka daf maa dénk ay kàddu li ma lay wax bu matee 1 mois ci la yem ma ne ko Moussa bi ma ko woowee ak léegi semaine la am ma laaj ko ne ko Moussa dafa am ko bëgg sa combat ma ne ko yàgg diwee mu ne ma Ami Collé fi mu toll nii waxal kooku mu bëreeg moroomam du ma moroomam ma ne ko Moussa xanaa du mu ne ma talu ma bëre yow xam nga ci li ma nekk dama feebar te yow xam nga li ma dal nii la ma wax tollooguma foofu noonu ñu koy masawu li nga xam ne moo nekk Parcelles tey Modou Lo mu nekk fa seen tête de file waaye Khadim Gadiaga moo nekk tey bu ñu nee Parcelles Khadim Gadiaga moo tax ñuy wax ñu di leen jaale ñoom ñoom Franc ak ñoom ñëpp ñu leen jaale ki nga xam ne mooy Moussa Dioum. tey booy xool famille làmb ñëpp a daje ñëpp a fi teew am di jàmm yi techniciens yi amateuru làmb yi ak promoteurs yi ñëpp a ngi toog kër El Hadj Maysa Ndiaye ñu bëggoon la laaj sa xalaat ci ki nga xamante ne ni mooy premier vice président bu CNG El Hadj Maysa. waaw ñoom ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu say téléspectateurs di nuyu axlu làmb yëpp di waxaat alhamdulilahi rabil alamin bi ñu yàlla may ñu fekkwaat bés bi tey mais avant tout wala ñu dugg ci dara dañuy ñaanal suñu way dawlu yi ku ci mel ni Père Djiby Malaw yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko te xam ne bés yu mel nii ñu nag moom ñoo ko doon bokk parce que lii dafay wane rek ne sport lenn la ci àdduna mais nag plus particulièrement làmb parce que lii làmb rek moo ko mën a def ay nit yu nga xamante ne bokkuñu écrit nit yu nga xam bokkuñu gis-gis ñu jëlee li ko dale ci administration ba ci sportif ba ñëpp athlètes yi yëpp journée yu mel nii di am président Maysa yàgg ko organisé comme ni nga ko waxee depuis seen kër famille ba yàlla dimbale ko mu ñëw ci këram fii tey organisé ko fi donc mënuñu lu dul sant yàlla di ko ñaanal moom aussi yàlla na ko yàlla dimbali kattanal ko ba muy gën a man yu mel nii comme ni nga ko waxee ñu nag président Maysa nag dañu yàgg te li ne ànd bu yàgg bu ne dëgg la bañ nañ ko ba am ñu naan dañuy woowee ñetti doom penn naar yi man président Maysa président Chérif parce que bu leen fàttaliku ne bi président Maysa Ndiaye nekkee président CDG bu Mbour man maa nekkoon premier adjoint chargé avec frappe yàlla àdduna yi dox di dox ba président Maysa dem au niveau régional président Chérif ñëw fii ma nekkaat premier adjoint président Chérif yàlla di dox ba président Maysa tey jii nekk premier vice président CNG de lutte
man yàlla def aussi ñu dem au niveau de la région de Thiès moo doon premier vice-président au niveau de la région de Thiès chargé la avec FRAPP donc loolu yëpp kon ànd bu yàgg la donc loolu nag li ko andi mooy que ne région de Thiès dama koy faral di wax que sport bu mu mën ci doon waxatuma la ak làmb dañ ko jox àqam ba mat sëkk parce que jox àq bi mooy lan mooy que ne bu saison bi ubbee ba ni muy tëjee bu dee réunion la bu dee demalante bu dee dikkalante ñu ngi ci loolu tout le temps ci la ñuy nekk donc nag bu yàlla defee mu organiser lii ak lu làmb yëpp daje fi waa Mbour yëpp daje fi kon dañuy sant yàlla mais di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo fi daje ñëpp parce que dañ ne ay chaise mën nga koo louer ay bâche mën nga koo louer mais ay nit kenn mënu leen a louer donc président Meissa bu wootee yéen ñi bokk ci làmb yéen ñëpp muy presse bi muy ñi nga xamante ni ñu ngi ci structure yi muy mbër yi muy ñeneen ñi ñëw ci kon kooku dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp mais di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax. waaw CDG bi bu ñu wax lu ñu metti mooy que ne presque toog nañ ñaar ba ñetti saison yu nga xamante ne xëj na lii arrêté bi génnut parce que nit ñi dañuy sentir parfois que ne boo waxee ñu ne CDG ñu ne Chérif Diaw la Ablaye Pouy ak di citer quelques-uns mais loolu yëpp li ko andi mooy que ne structure boo gis dafa am na muy doxee ñun structure bi du lu ñuy voté du lu ñuy def dara inspecteur des sports moom mooy tànn ay nitam yóbbu ko ci li nga xam moom mooy préfet génne li nga xam mooy arrêté bi ñuy xale mais depuis boobu ba léegi xëj na tamit préfet yi fi jaar xëj na amuñu temps large bu nga xamante ne war nañ mën a génne arrêté mais yàlla xam na ne bu ñu sañoon tey jii bu ñu organisé képp ko xam yaa ngi bokk ak lu laam nga gis sa bopp ci biir parce que am na arrêté bu nga xam waroon na génne temps yële bu ñu xoolee presse beeg ñëpp ñu ngi ci biir mais li koy indi tout le temps mooy que ne préfet bu ñu la fi tegee xëj na balaa ngay am jot pour wax ak waa làmb ak yooyu affectation ñëwaat wala leneen ñëwaat mouvement yooyu am noonu xëj na moo tax li nga xamante ne moom mooy structure war a taxaw fa mu war a taxawee ginnaaw loolu amul nag ñun ñi nga xam ñoo fi nekkoon administration continuité la comme arrêté bi fi mujjee am bu officiel boobu la ñu continuer doxal ba beneen arrêté di génne ma Samba ak ma dem ma mën a dugg ci li nga xam moom mooy structure yi quoi. cant ak ngërëm ñeel na la. merci beaucoup man maa leen di sant leen gërëm di leen ñaanal yàlla li nga xamante ne moom ngeen initié nii mu dégg ba ngeen am ay chaînes yu nga xamante ne dañ koy déglu ci monde entier bi di la gërëm yow ku baax nga te aussi gis nañ ne yaa ngi taxaw làmb ñu mel ni yéen aussi da ngeen da jar di bàyyi xel parce que ku leen bàyyi xel rek parce que làmb bu fekkente ne ñu ngi koy def acteurs yi ñu ngi dem administration mu ngi dem te lii divisé woo leen ko génne woo leen ko population bi di ko xam aussi loolu tamit def naa amul benn njëriñ donc yéen am ngeen njëriñ trop ci làmb donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax a baax. merci bien. bu ñu nee Gaby Thioune xel dem ci commandant Thioune nga xam ne kii toog ngeen janool frère am la ñoo bokk ndey ak baay mu nekk jàmbaar nekk technicien ñu koy wax ardo ci làmb ji bu ñu dóoree mbër mu blessé moom mii mooy def la ca war maa ngi ko fekk nag kër El Hadj Meissa Ndiaye mu toog moom nag ku ko fekk fii doo ko laaj loo fi def ndax olof nee na ànd bu yàgg dëgg la seen diggante nag nekk lundi ak mardi bés doxu ci monsieur Gaby yaa ngi 24 média làmb et maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay bu baax a baax di nuyu vraiment ñëpp mbokk làmb vraiment di ñaan yàlla. koor gi ñu dugg yàlla nañ ko jeexal ak jàmm ak salaam daal jërëjëf. voilà Gaby su ma la laajee saison bi nga xam ne mooy 2021 dugg nañ 2022 ak lamb yi nga xam ne ñoo am ci Petite Côte bi lan nga may wax. waaw dama naan di sant yàlla parce que vraiment di féliciter tamit CDG bu Mbour donc ñu ngi def liggéey bu am solo daal vraiment lépp lu ci war ñu ngi koy def donc ku war a teew rek ci làmb ji ñoom nañ fexe ba nga teew organisation bi na jaay doon vraiment di sant yàlla rek daal ci loolu daal te leen féliciter tamit ci loolu. liggéey bi est-ce que amul lenn loo xamante ne ni yéen CDG bi nga xam ne ci nga bokk est-ce que amul leen ci yenn métti yoo xam ne yéen a ngi koy jàmbat. waaw pratiquement ba fi mu toll nii vraiment bu yàlla rek taxee may wax daal vraiment amul lenn loo xam ñu ngi ci métti daal parce que ni may waxee suñu président na jël matuwaay à temps vraiment organisateurs yi jël matuwaay à temps donc ñu wax la ko à temps jox la jumtuwaay yëpp ba vraiment nga mën a def sa liggéey ni mu war daal ba fi mu toll nii vraiment ñu ngi sant yàlla daal. voilà ñu ñëw fekk la nag nga toog kër président seen CNG Meissa Ndiaye yaakaar naa seen diggante moom beneen affaire la chaque année nag yàlla dogal muy joxe ndogu woo am di jàmm yi noo gisee loolu Meissa Ndiaye def. waaw Meissa moom yàgg na koo def daal Meissa yàgg na ko def même koñ ba mu njëkkoon dëgg koñ jant bi loolu la fa daan def daal vraiment chaque jour day boole nit ñi vraiment di fexe ba nit ñi nekk ba vraiment ko am la metti nga wax ko publiquement ñëpp xam ne kat vraiment lii mooy doxal am ànd daal vraiment te lii du sax c'est pas la première fois Meissa da ko daan def bu yàgg te boobu sax nekkul ci làmb donc rawatina nag ba mu nekk ci làmb vraiment gën koo consolider daal xoola tey boo xoolee sax ñi fi teew sax am na ñoo xam ne bokkuñu ci làmb daal ñii si association lañ bokk ñi bokk faneen daal donc loolu di ci sant yàlla vraiment di ko remercier ci loolu daal di ñaan yàlla mu sax te mu yàgg daal
jërëjëf sama caméraman maa ngi lay siyaar bu baax di kontaan ci yow et maa ngi ak le grand champion de la Petite Côte Ousmane Gandigal numéro 1 nekk fierté Petite Côte bi moom it muy jàmbaar di ndaanaan kulli fadrin bu ñu ko fekkee tey kër président Meissa Ndiaye dañuy wax ak moom et changé ak moom ay kaddu ci carrière am tuuti changé ak moom ay kaddu ci digganteem ak président Ousmane maa ngi lay nuyu. waaw ñoom maa ngi lay fay auzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. baax si li mu def nii yombul xam nga di yëngatu si benn affaire xam nga woo sa mbokk yi teral leen xam nga jox leen ñu lekk jox leen ñu naan wax dëgg fa yàlla loolu yombul maa ngi koy sant bu baax di gërëm soxnaam pël bu rafet ñu koy wax Pël Ndiaye maa ngi koy sant ndax kooku ba ma kenn xamulee ci làmb la may teral di ma jox lekk di ma jox naan kon donc maa ngi koy sant bu baax a baax waaw. ok yaakaar naa sa digganteeg Meissa Ndiaye moom suba ak ngoon la bés doxuti. waaw loolu moom dëgg la leer na yàgg na loolu du tey parce que su ma demee ba déclenché wu fii si Mbour département de Mbour ginnaaw yàlla moom la sama premier combat yi ma fi am yëpp waaw moo ko tëgg muy dóor muy simple wax dëgg fa yàlla maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla li man ren yàlla man lu ko raw déwén incha allah. ok dafa am amateur yu ma yóbbante woon ci yow ñu ne Ousmane Gandigal Mbour dafa def ci carrière am lu bare ñu ngi fàttaliku digganteem ak Léopold ñu ngi fàttaliku digganteem ak Sémou Dioral ñu ngi fàttaliku digganteem ak Arlem muy combat yoo xam ne vraiment da nga ko giita ngaas fii Mbour ba am fi pouvoir boo xam ne pourquoi pas amateur yi doon dund loolu mënatuñ koo am léegi ci yow. waaw dañuy sant yàlla rek julliwaat si yonent bi parce que tey mbër bu nekk da ngay ñaan yàlla xam nga sa carrière di gën a avancé parce que boo xoolee suñu champion bi fii la démarré muy B52 maa ngi koy nuyu fii la démarré Mbour xam nga ba yàlla dogal tey jii mu dugg Dakar xam nga di fa def lu rëy parce que tey ñun loolu la ñuy ñaan yàlla xam nga fii la ñu débuté ñu ngi ñaan yàlla nag jeexale suñu carrière Dakar waaw loolu la ñu ñaan yàlla waaw. ok bu ñu fàtte aussi tamit bu yàggul dara sunu xarit Bébé Diène yàlla na ko suñu borom génne daje na ak moom Ousmane Gandigal daan ko jël ba amul benn werante mais moment bi ñu toll mi ngi ak contrat Sidi Diakhaté Diakhaté production combat bi Thiès la est-ce que mën nañoo xam adversaire bi kañ la. waaw combat bi le 29 mai la incha allah maa ngi woo fans yëpp di woo supporters yi di woo am di jàmm yi di woo mbokk yi di woo amateurs yi di woo journalistes yi di woo promoteurs yi. rawatina Petite Côte Mbour maa ngi woo ñëpp ñu mobiliser wu jàppale seen xarit seen doom incha allah Ousmane Gandigal mu daan boo jaxaaw jël bu rëy bu gaaw bu yomb lool si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mais attends yàggul dara nga jóge Thiès sa digganteeg Alaaji Gaynde daan ko jëlu capital pourquoi pas toujours Thiès Ousmane Gandigal Sidi Diakhaté lan la. waaw parce que suñuy combat yàlla dogal na fa lay ëpp lu muy taxawee mais Dakar gars yi ñu ngi fay proposer ay combat mais xëy na ay adversaires yu ñuy tegal duñu suñu arrangé wuñu comprendre te it xam nga yaa ma gën a xam mbër bu nekk da ngay ñaan avancement comme ni ma la ko waxee rek ñun duñu bëgg a dugg Thiès buñ demee ba tëj Thiès ñu jël caabi ji jox ko Gandigal 2 mu àggali ci kàttanu yàlla incha allah loolu la ñuy ñaan yàlla. ana waa Grand Yoff. ñëpp ngi fa waa Grand Yoff ñëpp ñu ngi fa ñu ngi préparé waaw di nuyu suñu champion bi Zarko yàlla may ko ndam ci combat moog Baye Mandione di nuyu waa Gandigal nag waa campement Njorox Sindia Popenguine Ndayane Guéréo dem ba Sindia xam nga dem ba Malicounda Kër Maysa dem waaw tund bi yëpp maa ngi leen di béggee surtout waa Saly croisement Saly xam nga di béggee ñëpp di sant ñëpp waaw maa ngi wax nag Gandigal 2 na ko gars yi jël parce que xale la mu ngi ci état mu ngi ci forme def na fi lu rëy fii xam nga kon donc gars yi ku ko jëlu da nga ko ragal war nañu jël Gandigal 2 mu yëngal. mais Ousmane boo jaxaw techniquement lan moo koy daan. waaw lu koy daan ñu ngi liggéey te yaakaar naa ne incha allah dinañ ko daan ci kàttanu yàlla incha allah. merci beaucoup. waaw jërëjëf ñoom bu maa ngi lay bëggee. waaw jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf mbokk yi Sénégal ñu ngi leen di gërëm bu baax di kontaan ci yéen di am ci yéen cofeel tey nag ñoo ngi fii ci ONCAT ànd ak 24 muy lu am solo kër premier vice président CNG chargé de la lutte avec frappe Alaaji Meissa Ndiaye nga xam ne chaque année suñu borom dogal na mu ñuy oo ci ay bernde yi nag nekk ay xéewal yoo xam ne ñu ngi ko ciy ñaanal yàlla suñu borom lu mu ci mën rewen déwén yàlla na ko yàlla may lu ko raw suñu borom dëgëral ko jàppale ko ak njabootam yokk ay xéewalam ba mu saawaan baawaan lu mu fi sabablu rek yàlla na barkeel ci kàttanu yàlla mais président maa lay nuyu. waaw Ndiome dañ lay ziar di ziar internetu Sen 24 bi yëpp di nuyu ñëpp ñi ñuy déglu di nuyu waa Ahlou Lamb Sénégal di nuyu waa département de Mbour
di nuyu président Bira Sène président CNG bu lutte ak ñëpp ñu mu àndal si CNG di nuyu également sama waa koñ waa Sanc. mais xanaa président Bira yëgul ndogal li. yëg na ko wallaay mais xam nga fan yi ak liggéeyu drapeau chef de l'état bi fanaanatul yendalatul léegi rek jokkoo nañ ci téléphone également ñuy waxi programme par rapport drapeau chef d'état tey nii may wax ak yow également mu ngi woon jub ay 14 heures puisque dama woon am ay gan man ko il faut ma quitter pour rejoindre Mbour donc pour vous dire que kon am na yéene teew mais programme bi moo ko ëpp doole fuuf parce que ñu ngi waajal bu baax a baax drapeau bi. actuellement nii drapeau bi fan la information bi toll pour yow parce que nee nga jóge nga fa yàggul dara pour que amateurs yi nga xam ne ñi ngi préparé dem Diourbel fekkee li nga xam ne mooy drapeau chef de l'état. waaw ñu ngi si bu baax a baax bi li ñu mujjee posé comme acte mooy CRD bi nga xam ni ministre des sports Matar Ba moom si boppam moo ko jiite woon pour la première fois dans l'histoire du drapeau du chef de l'état wala boog gëjoon na fi ministre des sports ñëw présider CRD bi. moom moo ñëwal boppam présider ko benn premier acte deuxième acte bi jël na engagement collectif kese la daa ñëw mais bii pa pour joxe ko cachet bi mu méngool diggée na ni dina ñëw incha allah pour ouverture ñëw fin ñu nit également côté organisation bi jéem nañ def le maximum possible pour réunir lépp luy les meilleures conditions pour une bonne organisation du drapeau du chef de l'État dem nañ fa ñaari yoon ba ñetti yoon équipe yu mag sëkk au complet ak le président Manga bi nga xam ne le président lutte sans frappe ñu àndandoo ensemble dem xool site yi xool stade bi xool matériel bi lan moo fa am ak lan moo fa manqué yooyu yëpp daal saytu nañ ko tënk nañ ko ba dara desul daal lu dul ñaan yàlla egg si bis bi ñaan yàlla rek yàlla may ñu si ndam incha allah. daaw feebar bi jaar fi amul ren ñu ngi jëm Diourbel 22e bi mais est-ce que bu Mbour bi est-ce que dina mel noonu comme bu ñu jëm Diourbel. waaw bu Mbour bi déjà dinañ ko xaw a fàtte tuuti bu ñu xamee ni daaw Kaolack la woon ak Kaolack génne lépp lu mu am si aada lépp lu mu am si cosaan Kaolack génne lépp lu mu am si beauté da nga dem bay laam-laamee est-ce que sax Kaolack taxul ñu fàtte Mbour loolu aussi engagement boobu Diourbel jël na ko pour que lépp luñ gisoon lu rafet lu taaru si Mbour Kaolack feddali ko Diourbel jël na yéene fàtte Kaolack ñu fàtte Mbour te tànk yi ñu jëlagum tamit vraiment xel dalagum na si parce que matuwaay yëpp vraiment ñu ngi si lii ñaan comme li ma waxoon léegi rek ñaan yàlla daal ñu yegg si bis bi am nañ yaakaar nag ni cette fois-ci dina neex daal dina neex incha allah. mais xam nga tamit duñu dem te waxtaanuñ tuuti ci làmb ji moment bi coow li bari na le 1er janvier 2022 arène nationale dañu gis Eumeu Sène aw ci kaw tribune Lose bi coow li bari na ñu dégg benn technicien mën naa ko tudd comme Maxime Bergane suñu naataango la mu génn def benn sortie ne mbër am na droit fu ko neex jaar l'essentiel mooy bu mu ëppal te pourtant que CNG dafa génn benn porte boo xam ne mooy porte mbër yi mais loolu ban jàngat ngeen ci def yéen. bon man du ma commenter waxi jàmbur parce que bi mu koy wax moom rek la engagé ak fi mu ko waxee tamit mais li leer ba leer mooy bu ñu nee mbër fu ko neex jaar loolu vraiment gëwuma version boobu mënuñoo génne ay bunt yu leer génne façon bi ngay jaare ak ni ngay jaare ba pare naan mbër fu ko neex jaar bu boobaa c'est l'anarchie déjà si dégg-dégg rek loolu xel nangu ko beneen mbir bi également mooy buñ génnee ay charte ni booy def lii ngay def boo defee lii boo defee lii boo ñëwee def leneen tamit vraiment dafa mel ni da ngay woon nit ñi si fitna wala da ngay woon nit ñi si jalgati dénku ñu làmb ji nag pour ñuy seetaan nit ñi di jalgati wala nit ñi def leen neex def nañ réunion 2 jours ou 3 jours avant bis boobu amuñu jot bu toll ni di dem di waxtaan pour waxi ngelaw kese buñ demee di waxtaan dañoo jël ay décision yoo xam dañ bëgg bis ba ku nekk nga jéem see tënku noo mëne mais mënuñoo jël décision altine talaata ñu salfaane décision yooyu yëpp donc loolu man analyse boobu rek laa siy def après nag bàyyi ku si nekk def si sa jàngat lu si am solo ba am solo mooy le CNG moom sincèrement dina jël yëpp yu matuwaay yi nga xam ni pour làmb ji jaar si yoon fu ñu mën a jaar nag dinañ fa jaar mais li am solo ba am solo mooy bu ñu tënkee ay règlement
dinañ de góorgóorlu bay appliquer règlement yooyu dans toute sa rigueur. coow li bari na diaspora bi ak amateur lamb yi. combat yi jëm 1 an 2 ans te problème 4 appuis aussi ñu ngi koy jooy. di préparer combat durant bu yàgg combat bi ñoo jeex ci ay secondes. est-ce que tamit bëgg-bëggu amateur yi 4 appuis jóge fi. waaw yooyu yëpp ñu ngi si mais xam nga dafa am yenn règlement yoo xam ne mën nga ko changer si biir saison bi mais am yeneen règlement yoo xam ni foog nga xaar saison bi jàll nga koy soog a mën a soppi yéen amateurs yi yéen presse bi les autres composantes de la ku si nekk da nga am sa wàll booy bay si waar bi te ñun dañ fee nekk pour dajale tool boobu yëpp def ko benn say donc il suffit simplement acteurs yooyu yëpp dajaloo def seeni recommandation argumenté nag parce que def recommandation ak yomb na maintenant fan lañ mën a jaar ba nga xam ni ñi si bokk ñëpp dinañ jox seeni recommandation jéem a xool nan moo gën a rafet si par rapport recommandation yi bu ko defee en fin de saison on va vers l'application c'est aussi simple que ça du leneen beneen bi nag mooy ay combat yu ñuy def tey muy daw ay weeri weer mais defe naa boo seetloo CNG jël na yëpp matuwaay tamit foofu pour aar mbër bi sécuriser mbër bi moo tax ñu leen di convoquer à ce que ñuy ñëw di régulariser les contrats le contrat une fois régularisé ça dure 6 mois mais malheureusement si biir 6 mois yi mën nga jékki-jékki gàllankoor mbër bu blessé mënoo si dara feebar bi ñëw fi mënoo si dara leneen ñëw fi mënoo si dara mais li am solo ba am solo mooy ñun vraiment à notre niveau dinañuy góorgóorlu ba le maximum possible 6 mois pour ñu tëgg làmb yeneen gàllankoor yi nga xam ne c'est tout à fait normal et naturel am na yoo xam mënoo si dara dañ koy assumer comme tel. ok combat yaa ngi gën di taxaw. muy combat dër yoo xam ne vraiment amateur yaa ngi koy xaar te booy xool journée yu mujj yi police gendarmerie sapeur gis nañu def mobilisation bu dëgër ñëw assurer li nga xam ne mooy événement bi mais est-ce que règlement yi dina war a mën a gën a dëgër. règlement bi de en tout cas bu ñu toppee ñun CNG dina dëgër kicc te duñ si dellu ginnaaw duñ si yox-yoxi duñ si am pression benn bu ñuy subir on est là pour làmb ji dox on est là pour jëmale làmb ci kanam bépp matuwaay bu ñu war a jël ak nuñ ko war a mën a jëlee on n'hésitera pas à le prendre du neex nit ñi nag pourquoi parce que nit ñi dañoo bëgg dans certains cas facilité nit ñi dañ jàpp ni yenn yi dem nañ ba def ko aada ba def ko dëgg donc yooyu yëpp dinañ ko recadrer yooyu yëpp dinañ ko delloowaat fi mu war a dellu bon ça va demander ce que ça va demander mu mel ni da kuy def omelette foog nga toji nen mais ñun par force dinañ dem vers ça et puis c'est sûr lamb ji dina dem kanam incha allah. critique yi lu ngeen ciy wax yéen waa CNG parce que parfois gars yi itam daal seen kaw de. non vraiment benn critique dérangé wuñu que muy critique bu positif que muy critique bu négatif benn dérangé wuñu parce que lu mën a ñëw rek dinañ ko encaisser une fois encaissé nag dinañ def jàngat bi lan moo mbëbët wax ji est-ce que réellement c'est dans le but de faire kooku ñu jël ni c'est une critique positive loolu lu baax la keneen ki nga xam nag day critiquer parce que il a l'art de critiquer kooku vraiment dañ koy jël ci boîte bi rek daal di am fu ñu ko denc quelque part mais benn dérangé wuñu si. dañ ma yóbbante ci yow quoi dañ ne ma président fu mu jàngee communication. question la pour yow ah pourtant yàlla xam na ni maa ngi jàng ba tey. waaw maa ngi jàng ba tey parce que domaine la boo xam ni mënoo ko maîtriser. mënoo ko xam même ñi ko jàng dëgg sax day des donc ñu ngi sant yàlla bu dee vraiment wàllu boobu ñu ngi siy góorgóorlu may ñaan rek kon ngeen gën ñoo ñaanal ba nga xam ni yaakaar boobu nit ñi di wax ak wax jooju mu doon du sincère et du sérieux quoi. parce que li am solo tamit du loolu sax mais li am solo mooy par exemple di wax li nga xam di wax li nga gëm te man defe naa position boobu laa neex buñ ma laajee li ma xam dinaa ko wax buñ ma laajee li ma gëm dinaa ko wax li ma gëm nag mën na la neex comme mën na la naqari je suis désolé bu la naqaree mais li amoon solo rek mooy sama gëm-gëm génne naa ko. loolu wax suñu mbokk nawle yi nga xam ne teewoon nañu ko tey tuuti na ci ndox bi. waaw vraiment comme li may wax rek chaque année ñu dagg seen i kii xam nga ñoom ñëpp am nañ luñ jënde ndogu. ñoom ñëpp également am nañ fu ñu ndogoo mais boo gisee pendant 12 ans ñu koy def ku si nekk les mêmes personnes ñooy ñëw chaque fois sax day gën a yokku ça veut dire que ñoom it li ñu nekk gëm nañ ko ça veut dire que également man si li ma leen di woo daanaka ñoom it dañ see nekk
muy fierté bu rëy si man nag parce que honnêtement ba may koy tàmbali boobu benn groupe 4-5 personnes lañu woon gën gaa bëri muy law di law ba tey jii mu ngi nii xajatuñ ci benn pièce dañuy obligé nekk même si mbedd mi loolu dañ koy sant yàlla bu baax a baax di leen gërëm ñoom it ñoom ñi nga xam ne chaque année ñu bàyyi seeni soxna bàyyi seeni famille ñëw pendant benn ndogu lépp lu ñu am si lu baax indi muy teranga donc man dama leen di sant di leen gërëm di gërëm également vous la presse de Mbour parce que nañu waxante dëgg maa ngi yéen vraiment ba may tàmbali la ba tey mosu leen maa bàyyi mosu leen maa xeeb mosu leen maa sànni xeer mosu leen def dara loo xam ne daal dañ ma siy xeebe au contraire boo leen gisee loo xam ni gàllankoor la jël ngeen seen téléphone wala déplacé woon ñëw ba si maag yéen ak yàlla kese ñu toog waxtaan et def naa loolooy ànd tamit nit bu ñuy ànd dañuy waxante dëgg nit bu ñuy ànd dañuy dimbalante te yàlla rek tax te loolu ngeen ma ji man it ma leen di sant bu baax également si loolu. cant ak ngërëm ñeel na la. di sant ñëpp di leen jox rendez-vous déwén incha allah si beneen ndogu spécial jërëjëf. merci beaucoup. jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf mbokki Sénégal 24 média lamb tey moo ñëwoon tey kër président Meissa Ndiaye ñu ngi gërëm askan wi yëpp di leen ñaanal jàmm di wax rek yàlla nañ ko fekkee ay at yi bare bare kenn bañ koo manqué suñu borom yokk xéewal yi may ñu wér kattanal ñu bañ koy teewee chaque année. ngeen àndoon nag ak Ndiomb Niang Ballo l'enfant chéri de Mbour àndoon ak Pape Sène sama caméraman jërë ngeen jëf 24 média ñàkk koo xool wóorul merci beaucoup.